benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute di leen ziar ci aljuma ji xibaar yi ak ponk yi ca gën a fës daañu dem ca pencum ndayu réew ma fekk fa Habib Faye ndax foofee député ya dañoo nekk ci am ndaje ngir xool naka la ñuy indi ay coppite ci charte ya tënk pencum ndawi réew ma loolu itam daañu ca waxtaanee beneen ponk muy commission d'enquête parlementaire bi fas yéene indi liggéeyam bu mujj mu aju woon rek nag ci ay résultats yoo xam ne dañ koy xaar mu jëm ci juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ay milliards diggante Ousmane Sonko la woon ak itam Mamour Diallo foofee ca pencum ndawi réew ma daañu fa fekki ki nga xamante ne si moom lañu fa yebal muy Habib Faye beneen mbokk yi mooy nit yi nga xam ne dañuy jekki saay di xaru nee ñu nag fii ci Sénégal lim ba takku na kuréel gi toppatoo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ci àdduna wërngal këpp rapport bi mu xaatim ne fii ci réew mi at mu jot lu toll ci juróom-ñeent fukki doomu aadama ak lu ko ëpp wala boog lu jege junni ci ay doomu aadama daanu faat seen bopp loolu nag foofu ca ndax géej la ñuy dem fekki fa nag ki nga xamante ne si moom mooy Habib Faye beneen ponk mbokk yi muy lu jëm nag ci wàllum président Macky Sall ma nga fële ca Touba Mbacké wala boog dina fa dem lu ci mën a am daañu fa fekki Pape Fara ñi ngi wax itam ci gëstu bés bi ñu jagleel ko lu jëm ci waajtaayu màggal gi gis nañ ne waykat yi ñoom ñëpp fi mu ne nii moo xam ci ban fànn la ñuy yëngu diine wala leneen jamonoy safar lépp la ñuy génn rek ñu ngi koy jagleel ku tedd gi ana liggéey boobee lan lañ ci jublu tontu li ci kanam tuuti lay doon ak gëstu bés bi conseil constitutionnel àndul ak dogal wala bëgg-bëgg nguur ak président Macron mi jëloon ab dogal yokk lu jëm rek ci frais de scolarité maanaam gune yi nga xam ne ay doomu Afrique lañu di jàng France la ñuy joxe ngir seen scolarité ñu yokk ko loolu nag dañu ne ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg président fondateur bu groupe CCI Afrique nag ak campus conseil international rafetlu nañ bi lee dogal prix Nobel de la paix atum 2019 xam nañu ki ñu ko jox muy Elimane jëwriñ réewum Égypte moom nag def na liggéey bu am solo ci lu jëm ci dox tànki jàmm moom itam daañu ci def taxaw seetlu ci moom ana fan la jaar ak lan la defagum ci liggéey li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetlu seen ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias delluwaat ziar leen bu baax ci weeru safar gi bésub aljuma ñu doore xibaaru diggu bëccëg gi ak tiis muy levée du corps bu ki nekkoon ca roppalaan googu di hélicoptère bi daanu woon ca république centrafricaine tey ji ci suba la ñu amal ab levée du corps am ca camp Diel Diop mbokk xarit ak jege ñaala ñoom ñëpp ñëw indi seeni seede waaye itam ñaanal El Hadji Moussa Thiam ñu jébbal ko boromam ci Pout gëmu fekk baax tappal nañ ko raaya dañ ci ànd ak Cheikh Diop ak Pape Sangone Mbaye ñoo fa teewaloon télévision Futurs Médias. ñu daal di koy rëkkal jum-jum yi El Hadji Moussa Thiam daal dinay fekki ñooñam ñëwoon ginnaaw bi mu génnee àddina ñu daal di koy tappal grade bu chevalier de l'ordre national du Lion ki def lu ni mel di jëriñ ji dénk lépp lu soxal wàllu armée bi. ñooñom yi nga xam ne ñoom la bokkaloon wàll wi koo ci gis mi ngi sëngéem ñii li ba tey di xamle ni capitaine Thiam doonoon na koo xamante ni rek li mu jëriñ armée sénégalaise bari na lool. perte bu mag la ci plusieurs points perte la parce que daf ñuy day wàññi sunu pilote yi te xam nga armée leer ñun bëriwuñu noonu armée leer mbootaay la famille la donc xamante nañ bu baax a baax donc quelqu'un koo xam ne jege na la nii. muy dem tous circonstances yu métti yi bàyyi fi jabar ay jaboot vraiment métti na trop. ñu daal di ciy toftal mission bu mu mës a def daal dina koy réussir xëy na borom bi fii la yemale woon ak dundam. sunu pilote yu gën a xarañ la bokkoon pilote d'hélicoptère la moo doon commandant de booru hélicoptère Mi-35 bi daanu fële si réewum Centrafrique te ñu koy naqawlu loolu. parce que pilote bu mënoon liggéeyam mu amoon na expérience bu bëri parce que commandant de bord la te hélicoptère bi mu doon dawal hélicoptère bu mag la si hélicoptère yi yu nu gën a mag yu nu am si la bokk
te balaa nga si nekk commandant bord wax dëgg yàlla foog nga am expérience bu bëri te moom nag amoon na si expérience bu bëri. xarit jege ñaali waajur waaye itam ñi nga xam ne rek ñoom la bokk liggéey bi ñëpp teew te itam seede bi doon benn. Un homme courtois, serviable pour la nation, pour ses parents qui étaient le soutien de leur famille yàlla teg loxoom ci njabootam gi mu bàyyi muy jabaram Aïssatou Thiam ak doomam bu góor Pape Cheikh bi am ñeenti at ak doomam bu ndaw bi xam ne fukki fan ak juróom la amago muy Mouhamadou Rasoulaye ba mu ko tudd muy jibiti woo jabaram ne ko incha allah léegi ma pare mission léegi ma ñëw yàlla def lii. mu daal di def lu tolloog fukki at ak ñett yu toftal ñaari weer jàpp juróomi fan ci li nga xam ne moom moo di armée bi. ki la nekk ab jàmbaar joo xamante ni rek daal dinay des ca waar wa jamono yi nag daal dinay fekki ñetti naataangoom yi nga xam ne ñoom la àndaloon ca centre Afrique moom capitaine El Hadji Moussa Thiam daal dinay génn àddina daal di bàyyi ñaari takk ndeer ak itam soxna jamono yi nag nañ ko daal di denc ca sëg yu Pout. El Hadji Moussa Thiam jàmbaar bu des ca waar wa bàyyi fii naqar ñu naan ko gàcce ngalaama ñu wax ci beneen ponk dem ca pencum ndayu réew ma fekk fa Habib Faye Habib maa ngi lay nuyu. Fatou maa ngi lay fay bu baax. mu mel ni député yi ña nga ca woon ab séance plénière ngir rek indi ay coppite ci règlement intérieur bu pencum ndayu réew ma am déet jamono ji mbir mi fan la tollu ambiance bi foofu. fi ñu toll nii jàppal ni Fatou yi ñi ngi amaat ab ndéganiku ndax benn pàcc bu njëkk bi ñoom def nañu ko ba noppi léegi nag bu ñetti waxtu ci ngoon jotee rek lañ fas yéene dolliwaat li ni mel mu ñaareelu pàcc bi waaye boobee tamit jàppal ne ci huis clos la ndax tamit lii ñaan li nga xam ne mooy proposition loi organique bu numéro 12 2019 bi nga xam ne day coppee ak yokk tamit loi organique bu 2002 20 du 15 mai 2002 bi nga xamante ni it ñaan na doxalinu pencum ndawum réew mi fii ba tax na itam Fatick ñoom la nga xamante ni jàpp nañu ko rek bokk na ci tëral nañ ñett ci ay proposition boo xam ne ñeel na wàllum processus bi ak tamit anam ban la ñuy defaree li nga xam ne ay réforme la waaye tamit njëriñ nga xamante ne am na solo ci réforme boobee yokk na ci tamit lii di revalorisation bu statut député yi ñoom ci seen boppam it doon na ñett ponk yoo xam ne waxtaan nañ ko te loolee yëpp ñu ne am na benn boo xam ne tamit am na ci solo muy jëwriñ yi nga xam ne dañ daan ñëw ci commission yi di jaar ngir rek ñu xool ana nan la ñuy wote li nga xam ne moo di seeni budget yi loolee dañ koy dakkal ndax léegi ñaari jaar rek la ñuy am muy ñaari passage yoo xamante ni jëwriñ bi dina ko ñëw ci commission bi ngir rek ñu dem ci session plénière bi ñu mën a voté li ni mel waaye ba léegi itam am na tamit ay suggestion yoo xamante ni ñoom def nañu ko bokk na ci tamit jëwriñ bu ci nekk bu ñu dooree rek li nga xam ne moom mooy benn fan ci weeru juin ci at bu nekk dana ñëw ñu commencé déglu leen ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy jëwriñ yi ñu wax tamit seen budget ñu jëm ci waxtaanee bu baax Fatou ci li nga xamante ni ñeel na commission yooyee nga xamante ni assemblée nationale bi niki tey adopté na ko te ci li ci bees moom mooy ñoom député yi ñoom ñëpp ñoo ànd ci coppite yi nga xam ne ñeel na doxalin bi Fatou ba tax na itam beneen commission bi ñeel wàllum 94 milliards yi nga xamante ne Ousmane Sonko yëkkati woon na ko ñeel mbiram ak Mamour Diallo boobee tamit dinañ ko waxtaan gannaaw bi nga xamante ni tëj nañ commission bu njëkk gi ñeel wàllum coppiteeg règlement intérieur bu assemblée nationale bi. mu mel ne sax ponk ñaareelu ponk boobu ci laa la bëggoon laaj dafa mel ni biral nga ko muy commission d'enquête parlementaire bi fas yéene indi ay résultats rek ci aju ci mbiram juróom-ñeent fukk ak ñeent ci milliards ñu ko doon tudd Mamour Diallo ko doon wax itam di Ousmane Sonko. moom Ousmane Sonko moomee moo ko doon wax waaye jàppal ni tamit mujjut a teew comme ni mu ko annoncé woon ne du mën a ñëw ci pencum ndawum réew mi niki tey ndax dina ko fekk fële ca diwaanu Ziguinchor lenn tamit ñu ngi ko doon xaarandi muy ay manifestation yoo xam ne dina am ci pencum ndawum réew mi fii nii ci ñooñu Ousmane Sonko yi waaye tamit dara loolee tamit seetlu wuñu ko fi benn yoon Fatick fi nga xam ne moom mooy ci diwaanu assemblée nationale waaye tamit commission googee niki tey ñoom dinañ biral mbir ngir sëgg ci wax ci tamit askan wi lu leer. Habib Faye ñu sant la gërëm ko ñu des ba tey ci mbir moomee muy juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards yooyu Ousmane Sonko nag nee na doyen des juges déglu na ko moom mi jiite waa PASTEF les patriotes démb ci alxames ci la ko yëkkati ci kanamu ay militants am ñu teewlu ay kàddoom. tey le doyen des juges daf ñu woolu woon convoqué ma 17 heures pour ma fekk ji ko tribunal. damay wax dafa am solo.
tribunal boobu laa bawoo ñëw fekk si leen fii directement ma leen di xamal ni lii woon suñu réclamation suñu mbëbët ñun mooy dossier bi du dossier politique dossier tribunal la dossier bi du dossier commission d'enquête parlementaire bu ñàkk xorom boobu waaye dossier tribunal la ndax ku jóg yëkkati tuuma ne luubal nañu lu mat 94 milliards ba pare am sañ-sañu déposer plainte ci table procureur loolu assemblée nationale amu fa yoon. bal bi tàgg na Mamour Diallo ak ñi mu àndal waaye ñi ne seen gannaaw kilifa yi ne seen gannaaw ba jël ay lettre de confort ak keneen ak keneen bëgg nañu bañ nañu dina ñëw sëgg nag tribunal. mënu jógee ci Ousmane Sonko ñu wax ci beneen kilifa ci wàllum politique muy Thierno Alassane Sall moom ma nga woon ca Touba Mbacké mu dellu si waat rek ci gisee bi dox diggante président Wade ak président Sall baal itam yi njiitu réew mi baal ko ci mel ni Khalifa Sall Karim Wade ak ñeneen ñu caabi féete ginnaaw ñu teewlu kàddu yi Thierno Alassane Sall ak Pape Fakha Gningue ak Djili Diémé. maanaam bu fekkente li waral xiiroo geeg ŋaayoo bi jàpp alalu réew mi jàpp ni seen alal la jàpp justice su réew mi attekaay réew mi jàpp ni yow yaa ko moom jàpp assemblée nationale réew mi tënk ko ba nga xam ne lu la neex moo fay am ba pare di doxalee ci suufu réew mi lu la neexee di ko jox say ñooñ di jox marché yi ku la neex di àtte nit ñi nu mu la neexee loolu bu fi deñul jàpp naa ni yàgg-yàgg dinañu woote waat yeneen dialogue ak yeneen i atte ndax loolu moom mooy indi nit ñi di wàcc tali bi tey jii nii ay millions de sénégalais xale yu tuut ñu ngi nii amuñu xëy amuñu ci lu ñu jàpp bu ñu déggee ni ñu ngi maslaa pour ñu jël ay milliards ak ay milliers de milliards ñu def benn loi d'amnistie pour ñooñu ñu fàtte leen waaye ñooñee amul xëy te xaalis boobu waroon leen wutal xëy xaalis boobu waroon tabax ay école xaalis boobu waroon tabax ay poste de santé ñooñu bëgg def benn combine bëri rek niilal seeni tooxi doon yëpp ba pare fàtte fi sénégalais nga xam ne amuñu xëy amuñu fu ñu fanaan amuñu sécurité loolu munta wéy. ñeneen ñu nekkoon démb Touba Mbacké itam di waa groupe Futurs Médias ka ca bopp ba di Birane Ndour àndoon ak liggéeykat yi ñu dem ziyaare ji xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké ba mu leen dalalee itam moom Serigne Mountakha Bachir keneen ka leen dalal mooy kii di Serigne Bassirou Abdou Khadre yore kàdduk moom xalif général des Mourides kon groupe Futurs Médias démb niñ koy defee at mu jot seen ziar amaloon nañ ko ña nga noonu nekkoon ca xalif général des Mourides du ñàkk ñu dellu siwaat ceek gën a yaatal ak suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu des ci xibaar yi dem ca diwaanu Fatick foofee nag ñu ne téeméeri ndongo ak ñaar fukk di ay élèves gradés nekk ca gendarmerie ñoom nag gën leen a ñaax tàggat leen ci lu aju ci sañ-sañu doomu aadama observatoire national bi saytu bërëb yi ni tëjee doomu aadama yi amal nag ab benn ay bés boo xam ne dañ leen di tàggatu école des sous-officiers gendarmerie ba nekk ca Fatick moo doon amal xew-xew boobile ci neenu dañuy teewlu Marceline Lopez Ndiaye moo jiite ONLPL kaddu yi mi ngi ko dénk Aminata Goudiaby ak Faly Gueye ñoo toogal ko Futurs Médias ci Sine ak li ko wax. ñu ñëwoon Fatick pour former élèves sous-officiers yi de la gendarmerie de Fatick c'est pas la première fois que ñu ñëw fii ñëwoon nañ fi en 2018 ñu former ay élèves officiers léegi ñu def bi formation léegi formation bi c'est toujours dans le sens de ñu tere leen xoxatal ak métital doomu aadama yi bu ñuy arrêté kenn waruñu ko torturer pour extorquer ko ay aveux dañu war a respecter seen droits fondamentaux yi c'est-à-dire seen droit seen dignité humaine daal maanaam ay doomu aadama lañu waruñu leen toroxal ñi métital ñu ngi leen di former ci loolu daal pour wun leen que loolu daal waratul am ci dëkk bi parce que internationalement c'est interdit maintenant oui
mais gendarmerie parce que ñoom ñooy nekk en contact ak les personnes privées de liberté ñoom ñoo leen di interpeller denc leen ci seen def leen garde à vue ci garde à vue bon en général pour les pousser à parler dañ leen di toroxal tuuti daal loolu moo tax loolu warul am dañuy sonal tuuti les personnes interpellées. Et ça c'est interdit. aywa ñu dem ca diwaanu Ndar Géej fekki fa Ousseynou Diop wax ci leneen muy doomu aadama yi xaru maanaam faat seen bopp kuréelu gi toppatoo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ci àdduna wërngal këpp xaatim benn rapport la ñu ca fësal mooy fii ci réew mi ñu ko fi def seen lim daanaka jege na junne ci ay doomu aadama loolu nag indi njàqare ca Ndar Géej waaye itam ñiy toppatoo lépp lu jëm ci feebaru xel ak lu ni mel Ousseynou Diop ak Habib Seck la ñu fekki Ndar Géej. ci rapport bi nga xamante ni organisation mondiale de la santé daan na koy fësal Sénégal at bu ne dañ fi nemmeeku juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ci ay doomu aadama yoo xamante ni dañuy xaru loolee nag doon loo xamante ni askan wi jaaxal na leen ci diwaan Ndar Géej ñu ci bari di ci joxe seen i xalaat ñi jàpp ni ñàkk yar bi moo ko waral. xaru moom du solution vraiment du solution mais daal li ñu seetlu fii ci Sénégal nit ñi rey seen bopp bari nañu lool. te nekk na loo xamante ne dañ ci war a jóg. li gën a indi xar bi mooy nit ñi amatuñu gëm-gëm amatuñu lu leen xàmmee te loolu bu demee ba dañ ci nit voilà donc lu nekk mën nga ko def daal. docteur Fatoumata Ba moom psychiatre la nekk ca université Gaston Berger bu Ndar di fa jàngale waaye tamit nekk ca fële nga xamante ni mooy hôpital régional bu Saint-Louis ci gis-gisam ñu koy def ñu ci bare jafe-jafe moo leen ciy dugal wala boog xel moo xamante ni neexul. dañoo dund ay jaar-jaar yu metti maanaam ñi nga xam ne dañ leen a sàkku ba ñu nekkee ay xale yu jigéen mën na nekk ay xale yu góor am na aussi ñoo xam ne ni dañuy jëfandikoo drogue yi. moo xam muy alcool wala muy yeneen xeetu drogue yi ak yenn feebar yi surtout lu demee ci wàllu feebaru xel léegi nag jafe-jafe àdduna yi tamit si ñenn ñi dina waral ñuy xaru. li nag doon loo xamante ni askan wi ñëpp ñu ngi ciy ñaawlu ndaxte jàpp ne ñi benn diine nanguwu ko. te si religion yooyu yëpp ñuy pratiquer Sénégal amul bu daganal xaru donc bu ñu demee par exemple ba mu nekk loo xam ne léegi nii les gens dañ koy def nii sans arrière-pensée ça veut dire que dem na benn moment ba nga xam ne aussi religion bi aussi ni ñu koy jaamoo dëgg des na. d'éducation parce que boo nekkee jullit ngay yeew ñu dugal la daara jàng li nga jàng bu nekkee sa bopp daatal leneen lu du xaru. Sénégal doon téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu réew bi nga xamante ni fa la ñu nemmeeku ñi nga xamante ni dañuy faat seeni bopp askan wi seeni gis-gis lii dafa war a dakk ndaxte benn diine nanguwu ko. Ousseynou Diop ñu sant la gërëm la dellu ci dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul xam ngeen ne ñu ngi ci weeru safar gi màggal gi ñu ngi ko jàpp alxamis ba tax na itam kilifa yi ñu ngay dem foofile tey ji nag ka ñu fay xaar wala boo ko fay war a nekk di président Macky Sall Pafara ñu ngi bokk na nag ci ñi groupe Futurs Médias jabal foofee ci Touba Mbacké Pafara ginnaaw bi ñu la ziyaare sàkku ñaan ñu bàyyi la nga wax ñu ndax président fu mu toll. waaw président moom yegg na parti waaye jamono ji may wax ak yow xalif général yegg na muy Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu ngi nii di wàcc ci oto bi pour dugg ci biir jumaa ji président yegg na ni ci sànq midi 20 ba mu yegsee nag dafa jubali université ba daal di visite tuuti xool liggéey ba ñëw xalifa daal di koy won nag teraanga yi ñu koy jox mu ñëwante ak moom xalif général nag mu ngi noonu yegg si dugg ci biir jumaa ji mu ngi noonu wàcc Serigne Mountakha Serigne Bassirou Mbacké dendar nit ñi ñu ko ndax nag moom tey dafa ñëw ci àjjuma ji ñu moo ko visitu président de la République président tamit ànd ak délégation bu am solo ay ministres yu bëri ñëw daal di koy gunge kon xalif général mu ngi noonu di yëg escalier yi ndànk par ndànk ngir dugg ci biir ngir àjjuma ji nag nit ñi nag ñu ci bëri ñëw nañ julli si xam naa dafa tombé bés boo xam ne mooy àjjuma mujj laata màggal Tuuba bi xalif général dugg na nag noonu daanaka ci biir jumaa ji nga xam ne moo nekk jumaa ji mag ji fas yéene nag ñëw ci julli bi nga xam ne moom moo nekk julli àjjuma ci kanam tuuti xam naa présidence bi ñu génn ci résidence ba moom daal di ñëw ndax ministre am yëpp daan nañ koy jiitu Fatou Dieng.
Fafara ñing ñu sant ko gërëm ko moom moo ñu toogal foofu ca Touba Mbacké waaye itam ñu des ci gëstu bés bi ñu jagleel ko lu jëm ci safar ak waajtaay gi li ñu nemmee ko nag mooy waykat yu bëri jamonoy màggal rek dañuy fent ay way rek di ko jagleel Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ku tedd ki bokk na ca ku ñu naan soxna Aïda Zikrullah moom nag dellusiwaat na ci scène bi ne nag li muy jàng da koy jagleel sëriñ bi gëstu bés bi aju ci safar Abi Faye ak Modou Diop ñoo ñu ko jàngatal. Magal Touba jege si waykat yi di génne seen album yi soxna Aada dikkaat indi lu bees. xanaa waajal màggal sëñ Bamba gi xam ne moom murid yi ñëpp moom lañ ci taamu ñu taamu ko ci ñun ñëpp moo tax ñu taamu ko ci rek def ko. màggal Touba moom saa su jub see rek loo def ci sëriñ Touba Seex la du doy ñëpp a koy soxla. Zikrullah moom mi ba muy tuut tànk ba léegi ma nga koy def. dëgg la ñun ay yaay Fall lan yoonu sëñ Cheikh Ndigal Fall yi ku ne xam na ni dégg nga moom waa kër sëñ Cheikh Ndigal sélection Sam Fall wax nga ku ne dégg nga ko. dañuy liggéey di daan suñu doole kenn ku ne am nga sa barab booy liggéeyee bu sëñ bi wootee ñu dem wuy ji ko bu ñu amee cant dem canti ko ñëw. atum ren gi safar la ñu jël. safar gi engagé ñu sant sëñ Touba rek affaire yi gën a dox ñu santaat sëñ Touba bu wér nag. di bernde di tudd yàlla di ñaanal ñëpp jàmm rek. Baye Fall Cheikh Ibrahima moo def loolu Cheikh Ibrahima moo def loolu moom moo ko def ci yoon wi. yoonu Baye Fall mooy xorom si sëñ Cheikh Ndigal moo ñu xorom ñun sëñ Cheikh Ndigal moo ñu xorom ndax yoonu Cheikh Fall moom turu yàlla rek moo gën a màgg loo gis kon nag sax ci turu yàlla moom saa su ne dañoo war looloo tax ñu taamu ko di ko def. moom mu ne fa mu fas yéene tëjee safaaram mooy ca kër sëriñam bu ñett fan dese ci màggal Touba gi. rek di xaar ndigal li xam nga ñu saa su ne ndigal léegi dañuy jëfee héliport ca Touba kër sëñ Cheikh Ndigal mooy safar gu mag gan fay def bu ne ginnaaw suba la màggal Touba. wayub sikar nee na loolee doon na loo xam ne mooy lëkk gën di soxal ci dundam màggal Touba nekk na événement boo xam ne bokk na ci gën a rëy ci wàllum diine fii ci Sénégal waaye tamit bokk na ci événement boo xam ne murid yi dinañ ci gën a mën a liggéeyal seen borom. Habib Faye ñu sant la gërëm la ñu wax ci beneen xibaar ñu fësaloon la ko ca ndorteel ga muy conseil constitutionnel mi àndul ci bëgg-bëgg nguur ak président Macron ñoom nag dañoo daal di jëloon ab dogal rek yokku koppar yi nga xam ne ndongo yi fekk baax dendop Afrique bi te bëgg àggale seenum njàng foofee koppar yi ñuy joxe ngir lu jëm ci seen wàllu scolarité ñu yokk ko ak lu ni mel loolu nag ci université publique la yu France maanaam université yoo xam ne doo fay dara. njiitu groupe bii di CCI Afrique ak campus conseil international rafetlu na boobu dogal ci noonu dañuy teewlu El Hadji Amadou Salif Sow kaddu yi kii ko taataan di Cherif Dia. La décision du conseil constitutionnel français li mu jël tey pour wax ne képp étudiant wala élève africain bu bugg a dem jàngi ci université publique française yi du fay dara. donc loolu décision bu baax la parce que pour man jàppale Afrique mooy jàppale xale yi ndaw yi pour ñu mun a former wu bu baax ci université publique française yi te ñu bañ a fay dara loolu mooy jàppale Afrique du lebal leen xaalis wala defal leen ay dons wala defal leen ay prêt jàppale Afrique mooy nga jàppale seen doom yi. parce que Afrique dafa nekk continent boo xam ne ñi ci gën a bari ay xale lañ. parce que xale yi bu ñu formé wu bu ñu amee formation bu baax ci université française yi mun nañu ñëw jàpp ci liggéey bi porter développement Sénégal jàppale Sénégal parce que seen xam-xam day xarañ ci domaine yu bari. xibaar biti réew yi ak prix Nobel de la paix bu atum 2019 xam nañ ko muy Elimani jëwriñu réewum Éthiopie moom nag nee ñu la mu def ci ab liggéey woote jàmm bëri na bokk na ci guerre ba ñu amoon seen digg ak Érythrée ñu ne daanaka rek guerre boo xam ne jege na ñaar fukki at moom moo ko dakkal la mu yóbbu woon ci ay bakkan itam toll na ci juróom-benn fukki junni tax na itam ñu tappal ko boobu raaya ñu dellu siwaat ci ay jaaram liggéey ba mu fa bàyyi Maymuna Njaay moo ñu tënkal loole yépp ci xibaaru biti réew yi. ci bu mu
ñëwee ci bopp réew ma ci atum 2018 ci la yokku tànk jàmm yi nga xam ni doon na ko dox ci réew Éthiopie tànk jàmm yooyu ak yoroon pusoom di ñaw looloo tax tey jii ñu jagleel ko prix Nobel de la paix édition 2019 Abiy Ahmed mu wuutu Yezidi Nadia Mourad ak gynécologue boobu di doomu réewu Congo di Denis Mukwege. Premier ministre bu réewu Éthiopie moom mën nañ ko dàkkantalee ni moom moo fay guerre bi nga xam ni yàggoon na ca réew ma bu ñu fàttalikoo bakkan ji faatu woon bañ ko xayma ëppoon na juróom benn fukki junni ñu ngi fàttaliku itam juróom-ñeenti fan ci weeru juillet atum 2019 moom mi ñu doon dàkkantale Gorbatchev bu réewu Égypte defoon na déclaration boo xam ni mi ngi ci doon ñaax askanam ñu daal di nekk aw say daal di gën a booloo ngir jàmm sax dàkk ca réew ma solution maanaam pexe bi moom dafa xalaatoon ni ci ay loxoom lay jaar amu ci woon benn yoon sikki sàkk moom mi nga xam ni ñii dañ ko doon woowe médiateur amoon na lu tax ndax kat diggante jullit yi ak chrétien yi ci biir réew ma amoon na tànk jàmm yoo xam ni doxoon na ko fa rawatina ci région bi ñu tuddee Oromia Abiy moom it gënoon na fës ci li nga xam ni moom la ñu duppee processus politique bu réew ma li mu bëggoon mooy muy kujje gi muy ñi nekk ci nguur gi ñoom ñëpp daal di doon ab say li mu jàppoon rek mooy groupe d'opposition yooyu mën nañoo soppi doxalin ci kaw nag ñu am beneen gis-gis fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre atum 2018 muy guleet ci réew mi Abiy Ahmed daal di wàññi bu baax limu gouvernement bi léegi limu soxna yi di yam képp ak limu góor ñi loolu nga xam ni yàggoon na koo bëgg tey jii ak raaya bi nga xam ni takkal nañu ko yaakaar juddu na mën nañ ci séentu sax ñu xaatim ay lëkkaloo yu bari lëkkaloo yu ci mel ni lu jëm ci wàllu koom diggante réewu Éthiopie ak yeneen dëkk yi nga xam ni soriw ko dara. Maimouna Ndiaye jërëjëf yegg si nañ ci ponk bu mujj li ci yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Ousmane Sonko wàccal Mamour Diallo mbaa Mamour Diallo wàccal Sonko loolee bu ñu ko déggul ci réew mi ci yàlla la tribune dañuy wax ci xëtam mu njëkk ne lu jëm ci coowal 94 milliards yi Ousmane Sonko doon tuumal directeur des domaines ba woon di Mamadou Mamour Diallo dossier ba ma nga léegi ca loxoy doyen des six jëlal na mbir mi boppam ngir lijjanti ko Sonko mi doon wax naan du fi bàyyi kemb di wax ak buuse du wuy ji commission d'enquête parlementaire ba ndax dañoo bëgg a politique yëf yi te du mbirum politique waaye mbirum justice la journal la tribune jàpp na ne Ousmane Sonko am na la mu bëggoon justice bi jël na dossier bi Le Quotidien nañu juge bi ubbi na dossier bi ubbil journal bi démb ci ngoon ci la doyen des juges woolu woon jiital Pastef gi di Ousmane Sonko déglu L'Observateur nañu ba mu jugee ca janoom baak doyen des juges ci la jawalee directement ci ay militant am demoon doon leen yeggee xibaar bi Les Échos di ñu leeralal ne li indi gisee mbeeg doyen des juges moo di moom Ousmane Sonko moo ko sàkku ci awokam la ko jaare sant ko ngir mu lijjantil ko ab audience ci doyen des juges ba mu génnee ca ndajama da doon fëggub dënnam ak di zibile commission d'enquête parlementaire ba ci assemblée nationale nag mu ne waxuti waxam ay caaxaankat lañu ay théâtre kat yu dajaloo di théâtre la leen jàppe journal bi tegal ñu ci ne Ousmane Sonko yónnee na chambre des notaires bi ci réew mi ab citation directe mi ngi findiit kii di président Macky Sall ndax nee na Macky Sall lenn rek moo ko yitteel jamono ji bañ na ko bu tëddee loolee lay gént mu di nu Sonko mën a demee rëbës Le Quotidien nañu yamu ca ne wax na ne Macky Sall li mu bëgg moo di jël tuumay sos mu di diffamation ak diffusion fausse nouvelle teg ko sama kaw ngir man caa jaare yóbbu ma keso Guy Marius Sagna naan ko ci la tribune booy boo nga def très attention boo moytuwul tuumay attentat à la sûreté de l'État moom lañ la nar a tuumal ba tëj la ci L'Observateur Ousmane Sonko di fa xamle ne accusation mu di tuuma yi muy tuumal Mamadou Mamour Diallo tuuma yu ci nekk mi ngi toog ci preuve yi bu kenn xalaat nag muy jël preuve yi di ko génne ci mbedd mi ku ne di ca jote ñu koy tuumal recel de document li mu mën a wax ba mën ko wax daal moo di bu ko juge bi woowoon suba laaj ko ay preuve buy dem dana ko yóbbaaleel classeur bu fees dell ak i preuve Vox Populi nañu ci jamono ji ñuy waajale ab plénière ci assemblée nationale ngir waxtaane fa coowal 94 milliards yi am na leneen lu yees ci yëf yi am na leneen lu ci xew li ci xew moo di doyen des six dugg na ci coow li ba déglu Ousmane Sonko démb Libération dañuy wax ne juge bi tàmbali na instruction bi ci mbiri 94 milliards yi waaye ci kaw loolee Ousmane Sonko dafa jaawale paiement consignation ak instruction source waa nañu en tout cas wax na juróomi yoon yi mu jàpp ne fa la Macky Sall bëgg a jaar ngir mën koo dugal ci kaso bi Abdoulaye Wade mi ngi waaj a gane ji Macky Sall Les Échos moo ko bind ginnaaw seen jubóo bi woon keroog ca Masalikul Jinaan ñoom ñaar di njiit réewum Sénégal ba woon ak njiit réewum Sénégal bi fi nekk yéenekaay bi nee nañu li ñu bëgg mooy wan ñëpp ne seen jubóo bi dëgg la ci ñoom àjjuma ji ñu weesu sax ci
la góor gi Abdoulaye Wade jàppoon na dem ca palais ba ngir seeti Macky Sall waaye ay yàqkat ñoo jaar ci suuf yàq ko SDE di Sénégalaise des eaux yàquleeti na ca kanamu yoon Le Quotidien La Tribune ak Libération ñoom ñëpp xëy nañu di ñu wax li Cour suprême wax ci recours bi leen waa SDE yóbbuloon doon ca kalaame ji anam yi ñu leen xàññee séddaleem ndox mi ci Sénégal Le Quotidien nañu Cour suprême rejeté na recours SDE bi la ARMP dogaloon moom la dogal La Tribune nañu yaakaar ju mujj ji SDE amoon tas na démb ca Cour suprême histoire générale du Sénégal ki ko bindoon te mu juróon histoire totale ci Sénégal di professeur Iba Der Thiam moom la Soleil national xëy joxata mu njëkk lu bari ci coow li ak ci seenub liggéey ma nga ko fay leeral moom professeur Iba Der di tekki délégation à l'entrepreneuriat rapide bi ci réew mi bari nay nduxuma ki lënt ki lëj-lëj lu ci am Les Échos bind na ci xëta mu njëkk ne ministre de la République bii di Zahra Iyane Thiam financé nañu ko ci DER bi financement bu tollu ci téeméeri million ak juróom fukk. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi desandi leen ak ñun ñu dellu ci kanam tuuti Touba Mbacké fekki fa sunu équipe ziar leen bu baax alcuma ji di leen ñaanal kendal jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen cofeel kóolute bi.